Sagaran umato jumay korju hawarira tijuga ketira Sagaran umato jumay korju hawarira tijuga asalaamaaleykum suñu mbokku internet yu Star Pro TV amaat nañu mbégte ak contentement di leen dalal fii ci seen chaîne de télévision di leen jaajëfal ci wóolu bi ngeen wóolu Star Pro pour ay information tey nag di am contentement ak mbégte di leen présenter seen premier numéro bi nga xam ni lépp dañ ko jagleel jëmale ko ci wàllu installation bâtiment di ci ànd ak kii di Lamine Ndiaye xam-xamam màcc ci wàllu woowu moom mu yëngu ci installation bâtiment ak solaire tey nag li mu leen war a indil mooy installation bâtiment bu ànd ak terre dina leen wax njëriñu terre nu ñu koy composé ak terre solo bi nga xam ne am na ko am ci installation bu ñu def dara lu dul bàyyi leen nag Lamine Ndiaye mu ànd ak yéen gunge leen ci seen première émission bi nga xam ni dañ ko jagleel wàllu installation bâtiment Lamine Ndiaye kàddu gàngoog ëtt du ñu ngi noonu nga expliqué leen njëriñu terre ci installation bâtiment jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi yéen a ngi suñu chaîne YouTube bi ñu naan Star Pro ñu ñëw fii tey fas yéene waxtaan ci masse ak problème yu ko mën a andi lu ci mel ni ay survoltage ay problème de tension de l'intensité du courant yi nga xam ne dënn yi dina ko faral di andi surtout ci wàllum nawet bi gis nañ fan yuy passé dënn yi loraange yu mu def fii Sénégal te mais taxut loolu yooyu yëpp di am na solution tey loolu lañ leen bëggoon andil wax leen njëriñam bi ak wax leen boo ko ñàkkee sa bâtiment yan problème la mën a andi si loolu lañ bëggoon développer tey andi seeg sama naataango bi. jërëjëf Mamadou Lamine Ndiaye ma fàttali nekk sa xel wax mi dafa màcc jëm ci wàllu électricien bâtiment ak solaire. léegi sa biir wax nga installation courant ci biir kër. ñu bëggoon a xam Lamine installation courant ci biir kër naka lay demee ak mooy lan ci kër gi. waaw installation courant ci biir kër daa am njëriñ parce que ñun ñëpp mënuñ nekk foo xamante ne amul éclairage dañuy soxla courant chaque jour moo tax tey affaire bi dafa changé ba installation yu njëkk yi ak tey dañoo changé bu njëkk ba boîte de dérivation lañ doon def léegi ñëw nañ ñuy dox ba installer coffret ba installation coffret ñëw mais entre coffret ak boîte de dérivation daa am différence parce que boîte de dérivation day am 2 fils te coffret day am 3 fils loolu différence la. tey boo bëggee ni ngay installer boîte de dérivation boo ko installer coffret problème day am coffret daa am installation boppam boo installer coffret day am phase neutre terre léegi terre boobu noonu mooy xeex masse bi mooy xeex tonnerre yi am mooy xeex ba tax suñ réfrigérateur yi lu ci mel ni ay télévision du lakk dina xeex bépp masse tamit bu nekk ci kër gi mais daa am nu ñu koy installer. waaw seetlu nañu Lamine nawet bu jotee. matériel yu bëri dañuy yàqu. ñu ko demee nekk télévision yi wala réfrigérateur yi léeg-léeg sax dafa am ay pertes humaines yoo xam ni c'est dû à des ay masse courant yoo xam ni c'est impassif ñu bëggoon a xam tey loolu ana yan solution ngeen ci war a indi ak yan xalaat nga ci war a mën a yokk suñu bokk internet yi. waaw loolu yëpp dëgg la parce que jamono ñuy romb nii rek ñoo ngi gis ne ay masse am na ñoo ngi am ay problème électricité mais yooyu yëpp dina am solution bu ñu installé piquet de terre. léegi piquet de terre bi dina xeex bépp masse ba dina xeex panneau tonnerre yu am ci nawet wàllum nawet bi dina xeex tonnerre yi ba du mun a lakk suñu réfrigérateur comme noo ko waxee ay télévision ak autres matériels yu am doole suñu biir kër. léegi daal bu ñu bëggee mucc ci yooyu maanaam problème yu am yooyu yëpp il faut ñu installer la piquet de terre xam tamit njëriñu piquet de terre ñun électriciens yi ñu koy imposer clients yi. lan mooy piquet de terre. waaw piquet de terre installation am nag simple na lu yomb la mais daa am nu mu composé. Le piquet de terre est composé de 3 éléments le piquet, la barrette et le cuivre de nuit bu ñu revenir tamit arrière si nu ñu koy installer dafa am njëriñ parce que day soxla tamit ñu koy installer fuy tooy di ko def côté goo xam ne day tooy wala bu ñu mënut am fuy tooy dañuy gas benn profondeur boo xam c'est 1 mètre boole kook ndox benn saaku këriñ saaku 50 këriñ ak benn saaku xorom lañ koy composé loolu mooy mélange bi loolu mooy permettre tonnerre bu amee décharge buy am. foofu lay ñëw loolu mooy téye décharge bi maanaam courant bi du mun a déborder pour mun a def yenn jiyee yi tant que piquet de terre amuñ ko suñ bâtiment yi chaque jour mun nañ am ay jiyee yoo xamante ne yu fréquent yu métti tamit piquet de terre yi moo ñu si war a mun a dimbale. pour installation piquet de terre bi tamit bu la installation bu njëkk bi xësee raw pour nga defaat ko ci loolu du mun a nekk
il faut ñu reprendre bâtiment bi à zéro pour mun ko installer piquet de terre bi. mais gis nañu installation yu njëkk yi nga xam ne amul piquet de terre ba léegi nit ñi amaguñ ci ay dégâts yoo xam ne dina tax ñu changé ko mais am na yenn kër yoo xam ne ñu ngi ci am ay inconvénients yoo xam ne sax du ñu leen di sonal actuellement ni ana ban message ngay lancé à l'encontre des clients yi nga xam ni seen kër amagul ay piquet de terre pour ñu mën ko ci def pour éviter pas mal de dégâts. waaw clients yu amagul seen kër yi yu piquet de terre yoo xamante ne installé guñ bâtiment wala dañoo installé ba pare amuñ piquet de terre si kàttanu yàlla bu ñëwee si njaay électricien bâtiment yu solaire am nañ ci saafara maanaam ñun dañuy yëngu si wàllum installation bâtiment dañuy yëngu si wàllum solaire est-ce que kër goo xam ne dañ ko installé ba pare te amul piquet de terre bu ñëwee mu am na ñu xarañ ñoo xam bu ñëwee nañ def bâtiment bi modification yoo xamante ne nii ba nañ fa mun a defar piquet de terre ñoo xamante ne amaguñ tamit installation piquet de terre bu ñëwee nañ leen installé piquet de terre loo xamante ne lu jaar yoon la loo xamante ne nii duñ si am benn rëccu parce que bu ñu fekkee Europe ñeme woo installation ñeme woo def nit ki installation boo xamante ne nii amul piquet de terre parce que day xam ne lii amul sécurité en électricité te yaakaar naa duñ jël suñu njaboot wala jël suñu million di ko dugal foo xam ne amul sécurité en électricité le piquet de terre est très intéressant c'est une obligation très loo xamante ne dañ ko war a mun a c'est une nécessité impérative boo xam ne dañ ko war a mun a obliger clients yi. mais gis nañu ñun suñu dëkkuwaay surtout au niveau de la banlieue am na ay gox-goxaat yoo xam ni xat na xat boo xam ni léeg-léeg da ngay am fii courant. mais da nga koy séddale clandestinement ci yeneen kër yi. donc ñooñu est-ce que piquet de terre bi su jógee ci maison mère bi yeneen kër yi mën nañ ci bénéficier wu wala c'est dafa nekk benn danger boo xam dañ ko war a éviter. waaw installation clandestine moom baaxul fenn parce que yaa ngi dégg marché yaa ngi lakk bëri na kër yu am ay problème lépp installation clandestine moo koy andi ak dem na ba suñu lampe clandestin yi day andi loolu noonu installation clandestine mooy nga jël ay fil yoo xam te ay fil chinois ay fil importé yoo xam ne di ko installer sa kër mu leer na la lii boo ko defee attanu doole courant bi di xëcc loolu installation clandestine la loolu dina andi marché ay jéye yoo xamante ne même boo fa defoon piquet de terre tey tamit terew jéye bi dina fa am parce que fil bi moo amul qualité fil bi moo nekk importé loolu noonu amul lenn lu ko mun a saafara muy ñu bàyyi fil yu importé yu ñuy utiliser te jël fil yu baax yi loolu rek lañ mun a am benn saafara boo xamante ne bu ñu ko defee incha allah suñ problème dina résoudre. waaw ñu gis ni borom kër yi xam naa leen si ñëwaat sax si yeneen émission gis nañ borom kër yi ñuy jàmbat facture courant bu bëri facture courant bu cher est-ce que piquet de terre bi am na impact ci revenu borom kër gi wala dañ koy def uniquement pour assurer la sécurité. waaw piquet de terre bi am na impact si maanaam sakkanal suñu poche parce que tey boo branché réfrigérateur boo xam ne daa xuumaat boobu ngay xeeb dina moo ngi grincer courant bi ba dina si xëcc loo xamante ne doo ko yëg dina yokk suñu facture mais ñun nag Sénégal dañoo am benn problème boo xamante ne dañoo xam branché mais xamuñ débranché ñun loolu mooy suñu problème li nga branché lu ne balaa nga fay jóge boo si paree na nga ko war a débranché piquet de terre dina réduire courant bi doole bu muy daw maanaam impact bu amee masse bu amee doole bu muy daw ba courant bi du yàq du am perte bu bëri loolu piquet de terre bi dina ko def tamit. waaw jërëjëf ma fàttali leen yéen ngi seen émission bi nga xam ne yéen ngi ci ànd ak Lamine Ndiaye xalam màcc ci wàllu électricien bâtiment ak solaire mu doon wax ci njëriñu piquet de terre bi nga xam ni am na solo lool ci installation bâtiment yi nga xam ni moom la ñuy faral ci kër yi Lamine yaakaar naa temps bi xoj nañu waaye nag beneen yoon di ñëw ci beneen fànn ci wàllu institution bâtiment ñu bàyyi rek nga tàggatoo ko askan wi lay seetaan ak ban message fort ngay lancé à l'encontre des pères de famille pour ñi nga xam ne ñoom tamit xaalis bi seen poste lay jógee ñu mën a xam ni piquet de terre am na njëriñ ci installation bâtiment. dëgg la message bu ñuy lancé dañ koy njëkkee suñu mbokk électriciens yi nañuy bind nañu obligé clients yi ñu installé leen installation bu aw yoon bu ma ragal ne client bi dama koy bindal devis bu seer rek moo tax du ma jël nit ki booy liggéey da ngaa war a gëm sa bopp installé client bi. defal client bi devis boo xamante ne moom da nga si gis sa bopp mu jëndal la ay matériels yu baax boo xamante ne moom dina nekk en sécurité beneen message bu ñuy lancé clients yi mooy ñu bàyyi di critiquer devis bi daa cher nit ki bu la bindalee devis bu cher pour sa sécurité la parce que courant daa nekk lu am doole loo xamante ne nii waruñ ko mun a caaxaanee bu ñu fi ñëwaatee nañu waxtaanee tamit naka la ñuy def pour gën a mun a yaxanal suñu poos ak borom kër yi naka la ñuy def pour mun a réduire yàq bu ñuy yàq seen kër yi. loolu tamit lu am njëriñ la ku ñu bëgg a topp nag suñu beneen épisode da ngay abonné suñu chaîne bi ñu naan Star Pro nga fekk ñu si benn épisode bu ñu fi ñëwaatee yaatalal leen naka lañ def pour yaxanal suñu poos ñu ngi leen ne bu baax. jërëjëf Lamine Ndiaye yaakaar naa li fi jot a wax am na solo ci installation bâtiment
mbokk internet yi ñu ngi leen di jox dig daje beneen yoon ci seen beneen numéro bu jëm ci wàllu installation bâtiment ngeen ànd ci Lamine Ndiaye xam-xamam màcc ci li ma ko waxee léegi rek ci wàllu installation bâtiment ak solaire li mu fi wax nag yéen père de famille yi yéen mère de famille yi yéen membre de la famille yàlla na yàlla may dégg ak topp parce que il y va de notre sécurité parce que gis ngeen boobu ba léegi courant mi ngi def ay jéyee ci kër yaa ngi tàkk marché yaa ngi tàkk nit ñaa ngi ciy dee nit ñaa ngi ciy am ay laago yoo xam ni masse courant moo leen ko teg yaakaar naa li fii Lamine Ndiaye wax bu ko déggee topp ko jéy yu bëri la mën a wàññeeku xanaa di leen jox dig daje rek beneen yoon ci seen beneen numéro boo xam ni prévention lay doon ak li ñuy def ba yàq na suñuy poche jërë ngeen jëf. Saagaral ummato jummay korju